ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxamis june ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu ñëwaat ak yéen seen émission yoon wi ñu ngi ànd ak monsieur Elimane Diouf mooy coordonnateur bu intersyndical liggéeykat yu SDE di kërug ndox mi ci Sénégal monsieur Diouf ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax teewaay gi. Alaaji Assane ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeur RFM yi di ñaan ñu waxtaan bu am solo ci wàllu li ñu war a seq muy affaire ndox mi. jërëjëf Elimane Diouf ci gàttal mooy kan d'abord ndax xam nga gars yi souvent bu coow amee rek ci ngeen di gën a fës ci rajo ak télé yi. waaw Elimane Diouf de benn responsable syndical la buy jiite syndicat bi ñuy tuddee SAD SDE ci biir SDE nekk syndicat majoritaire bi et nekk en même temps njiitu CSA confédération des syndicats autonomes du Sénégal. nekk coordonnateur donc cadre syndicat SDE. ah très bien ni nga ko waxee majoritaire mooy que daanaka syndicat yu bari yéen lañu àndal foofu ci SDE. waaw mais dañu lëkkaloo dafa intersyndical. ñëpp la quoi waaw ñëpp. ok lan ngeen di sàkku ci kilifa yi clairement précisément ci pàttali ki ñi nga xamante ne ñoom dañ dégg ni liggéeykatu ñu ngi dag ndox maag lan la ñuy laaj. waaw li ñuy laaj Alaaji Assane mooy depuis 2017 dañu nekk ci réforme secteur boo xam ne ñun SDE la concerné. ñun la ñu jël ne dañuy joxaat yeneen repreneur yoo xam ne ñu ngi leen tuddee Suez parce que depuis 2017 xam nga coow li bëri na mais décision bi gouvernement bi jël mooy jox ko Suez li ñuy doon xeex ñun mooy nan la ñuy saytoo yelleefu liggéeykat yi ci société bu bees boobu maanaam seen i avantage nan la ñuy fexe ba liggéeykat yi nekkoon SDE yëpp bu ñu demee ñu retrouver wu par rapport ak seen i avantage loolu ñu amoon ci benn protocole d'accord le 1er mai 2018 ci protocole d'accord boobu 2018 daf ci amoon ñaari poñ yoo xam ne mooy 5% la ñu joxoon liggéeykatu SDE ci DAO bi nga xam ne moo lal réforme bi ñu ne leen comme yéen a décidé te waxu leen ñu bi ngeen di décider ñun 5% yi bu ngeen ñu laajoon dinañ leen xamal ne ñun amoon nañ déjà protocole d'accord bu ñu jox 5% ci SDE te loolu kenn mënu ko dindi. et que liggéeykat yi bëgg nañ lu ëpp loolu parce que mën nañu jënd lu ëpp loolu ci société bu bees bi loolu amee ñu ne ñu comme dañu nekk ci appel d'offre te dafa am ay conflit déjà te pareeguñu nañ jàpp ne buñ paree réforme ba choisir kenn gouvernement bi dina toogaat ak yéen ñu xool lan la ñuy yokk c'est vrai ñun 15% lañ doon laaj ñoom ñu ne ñu dinañ xool lan la ñuy yokk. deuxième poñ bi mooy ñu am benn comité ad hoc bu ñu sampoon ne gouvernement bi ak syndicat yi dañuy lëkkaloo di waxtaan ci forme réforme bi di ko saytu ba ñuy installer société bu bees loolu am ay rëq-rëq yu bëri ci comité boobu comité bi musul toog biñ dajewaatee ba Serigne Mbaye Thiam installé wu ba ñu ne Suez lañ tànn ñu relancer leen ñu toog depuis bi ñuy toog nag ba léegi ñaari poñ yooyu nekk nañ poñ yoo xam ne vraiment ay rëq-rëq daf ci bëri parce que jubóowuñ déjà ci demande liggéeykatu SDE mais ci wàllu comité ad hoc boobu aussi ni mu doon doxee daanaka jaarul yoon. léegi nag lii waxtaan bi mu soree ba sori ci le gouvernement du Sénégal ne man de bëgg naa yokk wante 5% laa leen di yokkal 5% yi ma leen di yokkal dañ koy jël boole ko yéen ak secteur bi. maanaam 5% yi nekkoon seen paquetage di ngeen amaat luñ topp ci 5% yi jox leen bàyyi ñeneen ñu SONES ak ONAS ñu jox leen ci ñu ne leen ñun de amuñu xaar ma yàlla ak waa SONES ak waa ONAS ñoom société nationale lañ ñun société privée lañ. léegi nag ci pàcc boobu la ñu wax ne dañu rappeler ne 96 bi ñuy réformer di créer ñetti sociétés yooyu. dañuy séddale woon ñetti pàcc liggéeykat yi nekkoon ci SONES ñaari bi ñu leen séddalee ci réforme boobu ñu joxoon ñu 5% ñun ñetti entités yi maanaam liggéeykat yi nga xam ne ñoo fa newoon bi ñuy séddale ñu ne liggéeykat yooyu état du Sénégal sédd na leen 5% mais 5% yi ñu séddoon dañ ne woon da ngeen koy jënd mayuñu ko woon ci moment boobu ñetti société yëpp ku ci nekk organiser comité ñu ne dañuy cotiser suñ biir ñuy cotiser mu bëri coow ku ci nekk sa biir mënoo ko organiser mënuñu dajalewaat en tout cas cadre yeeg syndicat yi yëpp àndoon ne dañ koy dénk cadre yi mais mujjul sotti ba ñu ñàkk ko maanaam boo xoolee
contrat d'affermage bi ni mu tëddee woon dañ ne woon liggéeykat yi 5% yi ñu am société actionnaire majoritaire bi moo leen koy gàddul gàddu boobu SDE gàddu woon 5% yi amoon na àpp voilà ñetti at la waroon gàddu 5% yi et que ñun buñ génnewul li ñu koy jënde dañ koy ñàkk et loolu moo am en réalité parce que ñun parewuñu waa SONES parewuñu woon waa ONAS parewuñu woon ñun nag biñ weesoo loolu ba ay 2007 2008 ci lañ commencé waat def ko revendication ci biir SDE ne leen 5% yi ñu amoon du temps de la SONES dañ bëgg ñun jël ko ñi lañ xeex ba 2011 la ñu door a am protocole d'accord bu ñu permettre ñu jël ko dañ ko jënd moyens yi mooy ñun dañu jël suñu avancement annuel lu toll ci 200 millions la liggéeykat yi ne d'accord nañu année boobu duñu avancer dañu jël xaalis boobu dugal ko ci action yi et biñ ko defee effectivement conseil d'administration SDE jàppale nañu parce que moment boobu action yi bañ koy war a jënd en 96 mu ngi toll woon ci 150 millions et quelques mais en 2011 biñ koy jëndaat action yi yéegaat na ba presque 499 millions biñ jëlee loolu ci la ñu abondeel ci la ñu conseil d'administration abondeel li des pour ñu matal suñuy action donc à partir de 2011 ci lañ accrédité léegi nag boobu ñàkk nañ ñu ne ñàkk nañ mais ñun au moins ci suñu entreprise xeex nañ ba jëlaat 5% yi loolu moo tax camarades yi nekk ci yeneen sociétés yi xëy na gouvernement toujours bu bëggee diviser ay nit day jàpp ci kii ndong ci kii ndong ci kër mais ñoom xam nañ ne bu ñu amoon droit ci 5% yi depuis 96 ba léegi porté nañ plainte ba def nañ leen mais ñun vraiment dépassé nañ loolu bi ñuy xeex ñun déjà 2017 ba 2018 ba 2019 dégguñu leen il a fallu que ñu yegsi ci fin bi gouvernement bi instrumentaliser leen ak cette direction ñu ñëw di wax wante ba tey ba sànq ñun li ñu wax mooy revendication bi ñuy poser ñun pour liggéeykatu SDE. très bien maintenant ñoom gouvernement bi mën na jël lu ko neex jox leen. suñu yoon nekku ci. mais nañu wax ñun ñaata la ñu mën a jox. très bien kon yow da nga gis ne argument bi état bi avancé ne yéen ñett yëpp da ngeen ci war a am ba tam gis sax ne da ngeen ci bëgg a boole ak fuqale nga baal ma waxin bi yow loolu du lu leen yey. non loolu mooy argumentaire ku amul argument rek. parce que gouvernement bi xam na xel ne bu fekkoon ne dañu nekk ci dëkk yoon yow doo jël koo xam ne mooy société nationale war a saytu li nga xam ne moom la société privée bi du doxal. nga war ko contrôler est-ce que mu ngi jaar yoon ci li muy liggéey nga ne yow liggéeykat yooyu dañu war a am intérêt ci société boobu bu amee bénéfice ñu sédd leen ci loolu bu doon dëgg la ñuy wax rek. ñoom xam nañ ne loolu du yoon. maintenant ñu bëgg a développer solidarité delloo si waat solidarité bi amoon diggante liggéeykatu SDE liggéeykatu SONES liggéeykatu ONAS. ñun mën nañ ko comprendre. mais pas jël ñële di ñu dóor ci suñu kaw. parce que ñun suñu dëgg lañ nekk suñu yoon lañ nekk. toppatoo wuñu mel noonu. parce que bu ñu toppee loolu rappelé nañ ko ministre bi depuis bi mu yegsee nee nañ ko patrimoine SONES 2E amoon na ay terrain amoon na ay forage terrain yooyu yëpp. waa SONES ak waa ONAS ñoo ko séddoo bàyyi waa SDE. te loolu buñ ko toppoon ñun mën nañ ci andi coow lu bëri. mais topp ñu ko wax nañ déjà ministre bi ne ko loolu sax nañ ko auditer ñu xool nan la demee. parce que alalu mbooloo la woon. 96 bi ñuy dem amoon na ay forage yu bëri yoo xam ne kenn utilisé tu ko ñu jël espace yooyu def ko ay terrain séddoo ko espace yi desoon yëpp ñoom ñoo ko immatriculé au nom de SONES ak ONAS séddoo ko. donc loolu yëpp bu fekkee ne dañu bëgg a dóorante suñu biir. day andi coow. mais ñun yaakaar nañ ne vraiment loolu mën nañ ko teg fële ñu waxtaan xool lan la ñu mën a jox ñun ñu xam lan lañ mën a jël. très bien loolu mooy wàllu négociation pas jaxase ay liggéeykat. ma fàttali mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di teewloog RFM ñuy dalal Elimane Diouf moo jiite intersyndical bu liggéeykat yu SDE di kërum ndox mi ci Sénégal. Elimane Diouf yéen a ngi woon sumb ñetti fanu grève jeex na ba ngeen teg ci ñaar yeneen évaluation natt gi boo doon natt tey jii grève bi est-ce que foog nga ni ñëpp ànd nañ ci am na impact ci liggéey bi wala boog état bi moom ni mu ko waxee rek dina jël ses responsabilités ba du impact ci dunduk askan wi. waaw yaakaar nañ ne vraiment bi ñu évaluer 3 jours grève yi jàpp nañ ne liggéeykat yëpp banque nañ seen loxo toog
seen kër. chaque fois dañuy woote assemblée générale ñu évaluer li ci am mooy ñi nga xam ne réquisitionné wuñ leen parce que gouvernement bi. dafa am sañ-sañu réquisitionné xëy na naam ni mu réquisitionné. réquisitionné ñu leeral seggee na ngeen yenn yi mooy waaw état am na sañ-sañ bu grève amee bu dee service public la. mu jël ay liggéeykat yoo xam ne dañuy nekk ci partie bi essentielle mooy distribution ndox mi maanaam ñiy séddale ndox mi ak ñiy réparer ay fuites. ñu jël ci comp boo xam ne dañuy leen di téye ñuy liggéey. loolu mooy réquisition biñ ko defee liñ constaté mooy li ci ëpp boo jëlee fukki nit ak juróom presque ci service yooyu jël nañ fa presque fukki nit ak ñaar baa fukki nit ak ñett te loolu yoon mooy bu dee fukki nit ak juróom lañ nga jël ci ñeent mbaa ñett ñu assurer continuité de service mais loolu ñun comme grève bi avertissement la woon jàpp ñu ko woon ne mooy jar na xëccoo parce que ñi nga xam ne ñoom lañ réquisitionné bàyyi wax nañ leen ñu dem liggéey ñi nga xam ne réquisitionné wu ñoon ñëpp dem nañ grève pendant les 72 heures biñ xaymaa nag que biñ yegsee ci 3e jour bi blocage bi dafa continuer am liggéeykat yi à l'unanimité jàpp ne dañu war a prolonger dolli yeneen ñaari fan loolu mooy état wu grève bi et buñ jàppee aussi que vraiment li ñu soxaloon mooy nit ñi wone ne taxaw nañ suivre mot d'ordre de grève toog seen kër loolu am na maintenant li ci graaw ci mbir yi sëñ Diouf mooy l'état parle d'acte de sabotage ci loolu xam nga bu ñu eggsee ci niveau boobu moom dafay doon leneen am na ci installation SONES yoo xamante ni ay sabotage da cee am ba tax yenn gox yi manqué ndox jamono yi Ndakaaru rawatina. waaw ñun vraiment li ñuy leeral foofu mooy gouvernement bi dafa bëgg a utiliser situation bi jaxase xelu nit ñi acte de sabotage musuñu ko woote. acte de sabotage musul am 96 ba léegi en tout cas ñu ngi ci secteur bi. bii yoon la ñu door a grève et liggéeykatu aussi musu leen dégg ne organiser nañ sabotage ci secteur de l'eau. bi ñu commencé ba léegi de grève bi wax nañ liggéeykat yi ne toog leen seen kër ñi liggéeyul ñi liggéey nag ñoom ñoo am possibilité intervenir ci réseau bi. ñi nga xam ne dañ grève amuñ possibilité intervenir te réseau bi ñiy liggéey ñu ngi continuer di liggéey. Vraiment acte de sabotage bu ñu koy wax ñoom la engagé. Vous n'êtes pas concerné. Mais nous les travailleurs et les syndicats qui sont en grève ça nous concerne pas. bu ñu bëggee jàmm nañ waxtaan ñu trouver solution. bu ñu bëggul jàmm nag nañ continuer di créer escalade. parce que le ministre fi ñu koy xaar du foofu. fi ñu koy xaar du yokk fitna ou bien yokk et moom ak waa SONES ak waa ONAS ni ñu organisé woo c'est pour saboter. xëpp lépp ci liggéeykatu SDE te loolu duñ ko nangu. léegi comme saboté wu leen lan moo téye ndox mi. li ñu wax ne moo am mooy dans certains réseaux en tout cas démb li ñu dégg parce que ñu nekk ñu fa woon bi ñu paree suñu assemblée générale dañu dem. li ñu dégg mooy dañu am ay conduite yu panne et conduite yooyu bu ñu paanee effectivement ñoom dañu arrêté yenn usines yi. muy surpresseur u Mexe muy usine bi nekk Castor nga xam ne muy séddale ndox mi Dakar bu conduite yi amee problème rek dañ koy arrêté sinon machines yi dañuy lakk. loolu moo am et loolu yaakaar naa ne ñoom ñu ngi ciy jël ay mesures parce que ñi ñu réquisitionné depuis dem ñu ngi ciy liggéey. ñu ngi koy dañu amul assez de réparateurs xëy na am nañ suffisamment de personnes parce que li ñu réquisitionné ëpp na li ñu waroon. donc panne bi dafa tombé rek parce que il faut aller vers la réalité nag sabotage la wala panne la. il faut que askan Sénégal ñu wax leen information yu wér. liggéeykat yi nekk sous notre contrôle kenn intervenirul ci installation loolu mën nañ ko assurer. très bien maintenant yéen en tant que gréviste bon c'est vrai que am ngeen droit grève waaye ndax mesurer ngeen responsabilité bi nekk seen i mbagg ci wàllu dal gi réew mi laaj wàllu hôpitaux yi soxlay ndox et cetera. Alaaji Assane loolu moo tax 48 heures yu njëkk yi xanaa déggoo population yi li ñu doon wax am na ñoo xam ne sax dem nañ ba naan ñu yéen bu ñu sañoon sax ngeen di grève toujours parce que am na ñoo xam ne daawuñu am ndox dañu am ndox. donc yaakaar naa ne vraiment yëpp xel population yi au delà waxuma sax hôpitaux yi parce que hôpitaux yi moom c'est essentiel yëpp xel moo tax ñun ñu ne santuñu kenn mu dagg ndox. parce que li ci conséquence nag ci liggéeykat yi banque seen loxo. mooy effectivement dinañ dem niveau boo xam ne. bu paan amee ou bien ay fuites yu bëri am. effectivement dafay impacté ci distribution bi. impacté ci
distribution maanaam loolu grève bi nit ñi toog seen kër mooy conséquence bi nga xam ne dina dem ba zone yu bëri dootuñu am ndox. Maintenant pour installation yi aussi vous avez intérêt comme la SONES d'ailleurs que mu defaru parce que bu fekkee ni installation yi yàqu na du ngeen gis ndox mu ngeen jaay yéen. waaw loolu laa wax ma ne ñun au-delà de la grève. au-delà de SDE. le 31 décembre SDE même bu demee ñun ñooy continuer di intervenir di jaay ndox. donc intérêt wu ñëpp mooy fexe ba waxtaan ba dakkal grève bi. ñu liggéey. ñu préparé wu jëm ci 2020 2021 xool na la ñuy saytoo. ndox mi ci Sénégal. état bi jafe-jafe mooy dafa gis ne yéen seen grève bi jaarul yoon sax c'est illégal parce que ñoom ñu ne liggéeykat yu xëccu action ci kër goo xamante ni de surcroît privé ba ciy dem ci grève ñoom rafetlu wuñ ko jàppuñ ne lu jaar ci yoon. mais pourtant li ñu wax ku muy Serigne Mbaye Thiam muy Mansour Faye xëy na bi ñuy dajeek ñoom de xëy na dañu xamuloon wante li ñu waxoon mooy vraiment rafetlu lañ le fait que yéen ngeen di identifier seen entreprise ba bëgg a am ay action ci entreprise bi. parce que da ngeen a bëgg a gën a mën a saytu seen entreprise. yaakaar naa ne loolu mooy sensu wut ay action esprit bi lañ rafetlu mais foogu noonu dinañ dem ba ngeen di banque seen loxo mais yoon dafa am ci Sénégal parce que ñun bi ñuy def préavis de grève est-ce que yoonu syndicat may na leen ko yoon may nañu ko parce que revendication mooy mooy li waral laaj amul nga déposer préavis li waral laaj yi mooy état ngeen ko séqal c'est-à-dire que boo nekkul ci yoon moom rek sa ndigg dafay yomb wax nañ ñoom ci njëlbeen sabotage yéen ngeen ne non panne la ñu ne illégalité ndax yéen a ngi ci légalité. mais illégalité buñ ci nekkuloon depuis biñ déclenché 72 heures yi. ba léegi rëq nañ suñ digg. et lii du tey parce que 2018 lañ njëkk a def grève d'avertissement. ñu waxtaan signé protocole d'accord. yow 2018 mënoo waxtaan ak nit ministère bi signé protocole d'accord. moom sax dégg naa muy wax naan procès verbal la mais. grève moo andi ñu waxtaan ba signé këyit. wane ne d'accord nañ ne tey yéen di ngeen am représentation ci conseil d'administration. mais d'accord nañ ne di ngeen am ay représentation ci conseil d'administration d'accord guñu woon ci. 15% yi moom d'accord ñu woon 5% lañ d'accord. mais loolu waxtaan bi dinañ yegg foo xam ne xëy na dinañ déggoo. voilà donc point boobu daal ngeen bëgg ñu eggale waxtaan bi. waaw lan moo ciy seen amul bàyyi du ngeen taxaw rek ne 15% ou pas d'eau au Sénégal. non xam nga amul bàyyi bi. dem nañ ba ñoom buñ continuer di wax ne liggéeykat yi dañu fixé wu ci 15%. te gouvernement bi nee na li ñu arrêté mooy 10%. dem nañ ba ne ko comme gouvernement bi insisté na ne day mënul dépasser 10%. ñun bàyyi nañ 15% jox leen ñu 10%. mais lan mooy problème bi nag dañ ne da ngeen koy bokk yeneen 5 yi ak ñeneen. waaw mais loolu moom mooy li ñu doon wax léegi ci ouverture bi. mooy ñoom nee nañ bu ñu koy joxe 5% yi dolli ko ci aussi dañ koy séddale ak ñeneen. te d'accord guñ ci loolu. ñun ak ñoom. très bien tiitu leen ay représailles. bu fekkee yëf yi non je pense que tiituñu ay représailles parce que comme ni ñu koy waxee syndicat moom ku koy def nekk responsable syndical. xamal ne sa tànk mu ngi ci biti sa beneen tànk mën naa nekk ci biir kaso parce que quel que soit li ngay xeex da ngay xeexal liggéeykat da ngay xeexal ay yelleef pour ay liggéeykat et di nga dem ba foo xam ne boo jàmmarloo lu ne mën na la ci fekk donc loolu vraiment yebe nañ ko xel et suñu njaboot si wax nañ leen fi ñu nekk li ñuy xeex buñ ci amee loo xam ne am na tolof ba ñu war a jàpp ñun la ñuy jàpp xam nañ loolu vraiment loolu ragaluñ maintenant ñu des ci ba tey ci wàllu yoon ndax ñoom it loolu bokk na ci li ñu jibal ci waxtaan yi mooy wàllu contrat bi nga xam ne bu SDE la diggam ak état Sénégal dakkagul ba fi léegi janvier Suez di jël mbir yi janvier 2020 est-ce que yéen seen taxawaay gi du nasaxal contrat boobu nga xam ne ak remplir da leen cee war. waaw loolu yaakaar naa ne SDE mi ñuy viser dinañ ci tontu te ñoom effectivement bu ñu demee di réquisitionner ay liggéeykat pour continuité de service yaakaar naa ne dañ ci waxtaan déjà ak SDE ba pare et loolu vraiment je pense que wax ju yàqu la parce que SDE 96 ba léegi mu ngi fi di def liggéeyam xanaa tey la ñu xool ne deful liggéeyam mais 96 ba léegi mu ngi def li mu war a def yaakaar naa ne nag bu amee ay rëq-rëq ñoom ñu toog ak SDE waxtaan ci toog ak liggéeykat yi waxtaan ci mooy solution mais pas di wut ay kii moo responsable mbaa kee moo responsable ñun daal yaakaar nañ ne gouvernement bi position bi mu war a taxaw parce que bu ñu demee ba conseil des ministres ñoom ñuy def communiqué di attaqué SDE di attaqué ay liggéeykat
te ñooñu 96 ba léegi musuñu leen attaqué yaakaar naa ne dañu jaaxle. loolu daal lañ am ci wax jooju. maintenant naam béy na mbuus ci Suez ak ñëwam Ndakaaru ak Sénégal mais ban gis-gis yow en tant que syndicaliste SDE nga am d'abord ci Suez ak ñëw gi. bon Suez gis-gis amuñu ci benn gis-gis budul ñun liggéeykatu SDE pour beneen entreprise di installé wu ñun liggéeykat yi ñooy demaat nekk ci entreprise boobu. Suez gisaguñ leen naam parce que tey sax normalement la ñuy war a def prise de contact ak direction boobu. mais kuy tàmbali janvier ngeen di def prise de contact décembre def prise de contact ak ñoom. waaw c'est grave donc cela veut dire que xamaguñ lan la ñuy ñëwee. mais xam nañ ne ñun liggéeykatu SDE. ay professionnels ñoo fi nekk. et képp ku mënti ñëw dinañ xool lan nga bëgg ak lan mooy intérêt suñu dëkk. ñu fàttali ne état bi nangul na leen ni kër gi ñëw dañ koy sas mu jëlaat liggéeykat yëpp ak ni nga ko waxee seeni intérêt yooyu bañ ci lor kenn loolu nangul nañ leen ko. mais loolu nangul bi Alaaji Assane Sénégal lañ ne. mën nañ ne nangu wëlbatiku def yeneen. ci suuf pour wàññi ay nit mbaa dàq ay nit ci lu dul yoon. loolu moo tax ñun ñu mettre en place un comité ad hoc ak ministère pour saytu clairement. je suppose que balaa ñuy joxe marché bi. loolu bind nañ ko noir sur blanc mu leer parce que nag ëllëgu ay borom kër kenn du ko fowee. Alaaji Assane yow xam nga gouvernement du Sénégal protocole d'accord yi muy signé ak syndicat yi. mais ça a été écrit signé protocole d'accord ak exécuter protocole d'accord dafa sori. ngeen attaqué ko devant la justice. moo tax ma ne la ñun dañu vigilant dañu rester vigilant. même bu ne signé nañ loolu. duñ toog di xoole. dañ koy saytu di ko surveiller ak kii di ñëw. mais reconnaissez que c'est un acquis wala da ngeen di xaar ba ñu exécuter. non acquis la. maintenant nan lañ koy exécuter kay la ñuy xool. mais acquis bi moom kenn wax li ma xaw a jaaxal mooy société boo xam mooy ñëw bootaat leen dem ca gise bi décembre janvier moom foog naa ni wax dëgg yàlla. waaw mais loolu Alaaji Assane loolu mooy wone rek gàtt na loolu mooy wone rek ne gouvernement bi lépp lu mu wax ne dina ko saytu ni mu koy saytoo du jaar yoon. parce que heure bi waroon na fekk. ñu pare ci condition de passation de service parce que dañ ne woon société bu bees bi ñëw mook SDE dinañ def 6 mois de passation. minimum 4 mois. mais xam nga ne fi mu nekk nii. ñoom ñu ngi ñëw il y a 2 semaines la ñu door a ñëw. di visiter SDE. ñun tey la ñuy door a am ak ñoom contact. est-ce que ak dandalaat xaju fi diggante contrat SDE bi daal ne. en tout cas jàppaat leen ba ñaari weer ci kanam ñett. en tout cas gouvernement bi moom. yaakaar naa ne ba tey li ñu jàpp mooy lu metti bëgg nañ fësal installation Suez 1er janvier 2020. je suppose que offre bu Suez moo gën ci état beeg askanu Sénégal yow gisoo loolu. Alaaji Assane loolu yaakaar naa ne vraiment. non en tant que spécialiste nañ ko. en tant que spécialiste yow. man en tant que spécialiste. parce que xam nga teel a wax moo gën bàyyi ba ñuy ëllëg fii réew mi ñu loru ci wàllu ndox duñ ko nëbbal état duñ ko nëbbal syndicaliste. xam nga ñun il faut ku ne joxe sa position li ñu naan magum. waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko suñu position day jafe tey ñu koy joxe parce que. bi offre yi njëkkee génn liñ gisoon ñun mooy SDE mu amoon offre mètre cube bi gën a yomb. ci calcul ak ci présentation offre li état bi defaat ak même ci wàllu coût branchement mais li état bi defaat ba wëlbati résultat yi vraiment base boobu ba tey man awma élément d'appréciation bu mooy wone ne c'est juste pour moi ni ma gisee woon ñu tëgg dossier d'appel d'offre DAO bi dañ ne woon phase finale bi bu ñu defee offre technique ba ñëpp d'accord ne ñaar ou ñett ñoo jàll ki ci gën a tuuti li muy jaayee mètre cube ndox kooku la ñuy jox et loolu la Mansour Faye waxoon yomb gi baax na mais qualité ndox mi ak continuité du service non loolu continuité de service bi ak qualité ndox mi ak quantité bi ak accessibilité bi loolu mu ngi dépendre ci état du Sénégal encore une fois niñ tëddee contrat d'affirmation dañ ne SONES moom mooy tabax ay jumtuwaay jox fermier bi mu exploité jox liggéey jox population. bu ko joxee lu tolloog 20 000 mètres cubes population bi soxla 30 000 mètres cubes. kii séddale day séddale ni mu mënee ba mais du mat. donc loolu aussi ñu leeral ko ci bopp nit ñi. du Suez du SDE. tant que état du Sénégal deful installation yi mu war a def ci délai yi mu ko war a def.
parce que foofu daf ñuy amener ñu xool projet yi nekk en cours. projet yi nekk en cours SONES di ko gérer KMS 3 mooy Kër Momar Sarr 3 mooy usine ñetteelu usine bi war a am Kër Momar Sarr. beneen bi mooy usine de dessalement bi war a am Mamel. yooyu projet la yoo xam ne bañ ko waree sottal yàgg na te SONES sottalu ko. tey bu ndox manqué Dakar mbaa ci yenn ville yu mag yi loolu moo ko waral. et loolu bu sottee il faut reconnaître quand même que am na projet yu am solo ak ay forage yu ñu taxawal booba ak léegi forage yu bëri presque mën naa ne ay solution de rechange la rek maanaam ay solution provisoire la et loolu même SDE participer na ci construire forage yooyu pour wàññi difficulté bi am mais bu ñu waxee dëgg installation yi bañ ko waree mettre en service ëpp na 2 ans retard boobu moo andi lii et que tey muy SDE muy Suez lim jot rek lay distribuer donc performance bi dëgg mu ngi nekk ci am ndox mu doy séddale ko correctement def qualité de service bu am solo. très bien kon état bi mooy premier responsable à votre niveau kon yow mais ñu jàpp commercial gi rek la ñu war a fësal. ñu jàpp aussi ne secteur u ndox oui yàlla def na depuis 96 ba léegi lii installation yi ñuy construire li SDE di séddale ci la ñuy joxe redevance SONES ci la ñuy joxe redevance ONAS et ci loolu la ñuy saytoo installation yu bees yi ci la ñuy rembourser dette bi ñu am donc yaakaar naa ne équilibre financier bi am ci secteur bi war nañ ci sant yàlla yaakaar ne aussi fexe mu gën a sax parce que budul loolu état du Sénégal dina def comme ni mu daan def Sénégal da ngaa tiit jël ay milliards di ci dugal da nga tiit ci mu bañ a sax mu ngi dépendre rek ci état bi ni muy saytoo parce que bon bu état bi amee fulla gëm war a am yaakaar nañ ne aussi ci lañ nekk yaakaar nañ ko parce que am na loo xam ne aussi ñu ngi koy saluer ci mais état war na xam ne ndox a gën a sensible courant bi non ñu ngi koy saluer sax ci niñ tëggee contrat d'affermage bii di ñëw parce que état du Sénégal dafa waroon a jël saytu ne man sax léegi damay jëlal sama bopp sama ndox du ma ko jox kenn mais mu ne léegi 5% la amoon day jël 25% pour mën a présent ñun liggéeykat yi loolu moo tax ñuy laaj 15% ñu doon laaj 15% pour mën a jege gouvernement bi ñu mën a saytoondoo parce que yaakaar nañ ne liggéeykat yi ak gouvernement bi ñoo gënoon a mën a nekk ñuy saytu population bi seen ndox parce que ndox dafa sensible comme ni nga ko waxee mais ay jéego la yaakaar naa ne 25% dina leen permettre ñu mën a gën a taxaw bañ a bàyyi privé bi ñëw mu def lu ko neex. très bien beneenum ndaje ci wàllu négociation annoncé guñ ko seen digg ak Serigne Mbaye Thiam parce que il faut waxtaan yi continuer. waaw annoncé guñ ko mais yaakaar nañ ne comme démb ni ma la waxee ñu ngi woon conseil des ministres. waxoon nañ ne buñ jógee ci conseil des ministres bi dinañ jokkoowaat. xëy na tey dinañ fësal jokkoo yi ba mën a daje. dinañ jokkoo entre temps ñu génne ñoom seen bataaxal ñoom it affaire ay xuuxalante la quoi ñaari wàll yi. waaw mais bon communiqué bi moom gouvernement bi ci yoonam la de ñun aussi ñu jàpp ne ci yoonam la de. buy xuuxalaate ñun loolu taxuñu teggee ko suñu yoon. c'est le rôle de l'État mu xam toog daal du seetaan nag ngeen di maral askan wi non ñun maraluñu askan wi encore une fois suñu saytu. ak suñu am responsabilité tax na ba vraiment ñu grève lu mat 112 heures te population bi sentir justement nu ngeen di dundee délicatesse su taxawaay gi ndax da ngeen am sañ-sañ nekk liggéeykat am njaboot am ay njariñ yu ngeen war a défendre de l'autre côté produit bi ngeen liggéey sensible lool léeg-léeg sax comme vous dites ñu mën nañ leen a booleeg opinion bi yéen tamit mën ngeen a jaxase loolu moo am sax parce que ñoom seen communiqué bi loolu lañ ci wone presque mais heureusement que rétablir nañ ci communiqué bi historique ba ñuy saytu 5% ou 96 ba léegi. ak li ko lal. mais ñun ak suñuy njaboot dañu bokk ci population Sénégal. zone yi dëkk ni léeg-léeg mu ñàkk ndox ñu dem rooti comme ñeneen ñi. mais vraiment ñu wone ne du suñu coobare ñun du mës a nekk suñu coobare. ñu bañ a jox ndox nit ñi parce que ndox xam nañ sansam
xam nañ importance am ci dundu nit. xam nañ sens am aussi ci wàllu wërgu yaramu nit. bi ngeen ci yëngu ci wàllu syndicat ba léegi yéen a ngi def ay jéego am nay ak kii boobaak léegi secteur bi malgré comme vous dites yenn pexe yi nguur gi di leen jaxase ak askan wi ak yooyu. non ñun boo jàppee vraiment par rapport ak évolution SDE. jàpp nañ ne première année yi 96 97 ba 98 vraiment amoon na ay jàmmarloo yu tar ñu commencé di waxtaan di am ay jéego. 2000 bu ngeen di fàttaliku bi gouvernement Abdoulaye Wade di door a tàmbali tombé woon na aussi ñu amoon ay jàmmarloo ak ñoom. ba amoon ay grève 48 heures 24 heures mais amoon nañ protocole d'accord pour am ay jéego aussi ci accord. vraiment booboog léegi nag construire nañ quand même ay leviers yoo xam ne permettre na liggéeykat yi ñu retrouver wu mais xam nga liggéeykat moom fu mu toll mu ngi laaj ñu yokkal ko fu mu toll mu ngi laaj am ngëneel ci fi muy liggéey loolu moom vraiment tous les jours ñu ngi ñaxtu di xool lu ñu mën a yokk ak lu ñu mën a def et loolu aussi vraiment ñu ngi saluer ne am nañ ba léegi benn espace de dialogue bu ñuy permettre ñu koy def ci biir SDE yaakaar nañ ne aussi loolu dinañ xar suñu tànk tubéy pour que ci biir Suez aussi ñu continuer. Justement c'est quoi l'avenir syndical des travailleurs ci biir Suez est-ce que yéen a ngi waajal ak ñii ñëw nga xam ne xamagu leen xam ne sëy mooy sëy yu njëkk yi rek dañ lay muural soxna si rek indi la ko yéen gisagu leen sax tubaab bi. waaw mais en tout cas nous restons confiants. parce que ànd nañ malgré que bëri nañ ay syndicats mais ànd nañ. di saytu préparation boobu. te am nañ mémorandum boo xam ne aussi. mu ngi nekkoon ci mémorandum bi ñu joxoon gouvernement bi ñuy saytu kii bi ñuy saytu réforme bi boo xam ne am na pàcc yoo xam ne Suez la concerné société bi nga xam ne mooy ñëw. te ñoom bu ñu jëlee prise de contact ak ñoom bu ñu installé aussi dinañ toog ak ñoom waxtaan. les mêmes recommandations yan lañ ci mën a jàpp lan ngeen di digal ñii ñëw. ñii ñëw daal li ñu leen di digal déjà mooy qu'on au moins ak yi ñu fi fekk. ñu téye leen bañ cee fell dara. liñ leen di ñaan mooy ñu ñëw apporter un plus ci savoir ci liggéey bi niñ koy saytu. liñ leen di ñaan mooy ñu ñëw saytu xëy na jafe-jafe liggéeykat yi. parce que comme ni ma la ko waxee liggéeykat moom. bu amee tey augmentation de salaire bu subaa. waaw bu ko dugalee ci biir impôt yeeg yooyu. ba 2 mois mu fàtte ko. donc ñuy saytu ñu leen di xaar ci ñu saytu ñëw ne yéen de seen salaire yi fi mu toll nii war nañ ci mën a. yokkal leen pouvoir d'achat. yàq pouvoir d'achat bi xam nga fi mu nekk nii dëkk bi léppay yokku. parce que courant bi yokku na. te courant moom bu yokkoo. yaakaar naa ne lu ci bëri dina yokku. donc foofu lañ leen di xaar ñoom. lan mooy situation globale liggéeykat yu SDE waxuma rek nag cadre rek responsable yi ngeen doon ba ci ñi nga xam ne ñoo gën a nekk à la base la masse lan mooy seen situation globale. situation globale liggéeykatu SDE yaakaar naa ne peut-être li ci niñ ko waxee léegi am nañ ay jéego ci seen liggéey am nañ ay jéego ci seen ay avantages. mais am na ci ñu bëri ñoo xam ne tey par exemple mën naa la citer li ñuy wax saytu bi ñu war a njëkk a saytu mooy wàllu logement dafa am loo xam ne lu am solo lay jur ci liggéeykat. et ñu ci bëri ay ndaw lañ soxla nañ kër. et jéego yi ñu jot a def ba léegi permettre ñu ci ëpp am kër. ci biir SDE. yaakaar nañ ne point boobu aussi nekk na poñ bu am solo. boo xam ne bu ci société bu bees bi tegee loxoom dina gën a yokk performance liggéeykat yi. parce que yaakaar naa ne tey en 2019 2020 entreprise bu bëgg a gën a saytu sa performance liggéeykat fexeel ba mettre en place un plan buy permettre nit ñi bu ñu yegsee ñu ne leen ñaari néeg a ngi nii mbaa néeg ak saal a ngi nii ak waañ del fay pendant 15 ans pendant 20 ans nga sa xel dal loolu vraiment ñu ngi koy xaar ci ñu bees mais ñu bees ñi bu ñu nee ñoom ñoo gën le offre foog nga dañ am bénéfice benn bu leen di may yooyu yëpp ñu defal leen ko ne ay commodité ak fi réew bi toll yaakaaruñ ko franchement ni ma déggee yaakaaraguñu trop ne première année yi dinañ am bénéfice bu ñuy séddal parce que dégg naa conseil ministère wax na ñu ne tey pour les investissements de départ
capital social bi muy 4 milliards. Mais capital global bi ñu bëgg a mettre en place pour les installations de démarrage ak fonds de roulement ñu ngi wax ne 12 milliards lay dem. Donc cela veut dire que bu ñu yokkee capital bi jusqu'à 12 milliards. Actionnaires yi génneel loolu il faut que première année yi ñu commencer di leen ci rembourser. Donc muy wone ne saytu bu bees lay doon mais ànd ak ay jafe-jafe yoo xam ne xamaguñ ban impact lay am ci wàllu bénéfice su entreprise bi ou pas. Il faut ñoom ñu installer wu ñu xam réellement coût de l'eau bi ñaata niñ ko waxee woon ndax noonu lay demee. coût branchement bi maanaam ñaata ngay fay pour am branchement ba léegi xamaguñ. Donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne mën na am impact. xamaguñ mais man je me pose des questions quand même parce que dossier xëccoo marché gi quand même yooyu yëpp dañ ne ay proposition war na ci nekk. non proposition nekk na ci. mais proposition yi ci nekk yi ñu xamaguñ ñun. yi ñu xamaguñ ñun. prix de l'eau bi wax nañ ko. bi Suez ne moom lay jaayee. xam nañ ko. prix de branchement bi ñu wax ne moom la ñuy wax moom yaakaar nañ ne loolu mënul nekk. mooy gën a yomb bi fi woon wala. moo gën a seer bi fi nekk. ah bon. loolu moo nekk ci. bi fi ne information yi am 100 000 et quelques wala 125 000 125 000. ñoom ñu ngi wax seen bos ay 200 et quelques mille. pour ñu xëccal la ndox. waaw te xam nga loolu. déjà boobu ñuy wax 100 000 rek. ñu bëri dañuy toog di xaar branchement social pour am ndox. parce que nit ñi seen doole tolloowul. donc yaakaar naa ne yooyu yëpp ñu ngi xaar ñoom ñu leeral population bi ñu xam. Elimane Diouf ndox njaay mi est-ce que jar na sax Sénégal dafa yomb wala dafa jafe ci askan bi yow ban appréciation nga ci am. man mënuma am appréciation bu bokk ak sénégalais lambda. parce que xam naa. li ñuy investir pour ndox mi yegg si Dakar. données yi ngay am duñu ko am. données yi may am ak yow du doon benn. mais il faut avoir le courage de le dire aux Sénégalais. non sinon dañuy foog ne état bi leen di jaayee lu dul jaaduwul. non ki xam ak ki xamul du benn wala. booy xool Sénégal boo ko doon comparer ak pays yi nga xam ne comme ay Guinée ou RDC. dëkk yooyu nga xam ne ndox mi dafa wër dëkk yëpp. nga ñëw foore ci benn dëkk génne jox. Dakar fi mu nekk mënatoo fi gas forage. forage yi ñu fi gas sax ñàkk pexe la. parce que ni ko nit ñi dëkkee mënatoo fi gas forage. quel que soit traitement yi ngay am mënul yàgg. ñu jàpp ne 250 kilomètres ngay defar usine. tàllal ay tuyaux. yi ñoo di ndox mi mu jar ay milliards et milliards. donc nga ñëw di ko jaay. donc mënut a yomb daal wala. yaakaar nañ ne fi mu toll daal. gouvernement bi moo koy manager. et ni mu koy manager yaakaar nañ ne c'est acceptable. c'est acceptable. gàddul na ci askan wi. gàddul na ci askan wi du ma wax loolu parce que le prix du mètre cube. la première tranche la deuxième tranche yëpp liñ ci jàpp ba jàpp ko mooy gouvernement bi day saytu pour mu bañ a yokk. at yi bëree ngi ni ñu ngi koy bloqué. donc foofu laa jàpp ne. gouvernement bi am na lu mu ci téye. parce que bu doon dañu bàyyi rek un exploitant privé muy fixer ndoxam. ci wàllu nii prix yi di yokkoo par exemple gasoil bu yokkoo courant bu yokkoo produit ñuy utiliser pour traiter ndox mi bu yokkoo ak coût yi nga xam ne moom la ñuy am inflation. bu doon loolu la day métti. mais état bi vraiment mooy saytu di négocier ba muy. wax ne prix bi nii la. di ko naj fenn fii lan ngay wax sénégalais yi foog ne. ndox mi mais foofu aussi li may wax mooy. effectivement il faut reconnaître que prix bi ñuy jaayee tey ndox bi. ak bi ñu ko nar a jaayee bu ñuy démarrer Suez am na luñ ci fell. dina wàññeeku démarrage bi moom vraiment dina wàññeeku. mbaa dina ko ne rek bu ñu dugalee premier deuxième. waaw yaakaar nañ ne dinañ ko saytu ba téye ko foofu. en attendant très bien. sénégalais yi foog ne léeg-léeg ndox mi amul qualité léeg-léeg mu am genn melo gi ci gox yenn yi yow miy liggéey SDE da nga leen di wax ni ndox mi amul loraange ci wàllu wér-gu-yaram wala y a des zones où quand même faut faire attention. non yaakaar nañ ne zone yëpp. ni ko SDE di saytoo. ak contrôle SONES. parce que SONES mooy contrôler ñun li ñuy contrôler. ñun am nañ laboratoire boo xam ne moom mooy saytu ndox mi ci fànn yu bëri. ak point yu bëri ci Dakar ak ci région yi. chaque jour ñoom ñu ngi relever di xool qualité ndox mi. di analyser au plan bactériologique au plan physico-chimique. donc franchement côté boobu normes yi nga xam ne moom la organisation mondiale de la santé di demander. saytu nañ ko ba am nañ ci ay firnde yu leer. très bien maintenant
léegi nag nit ñi di sentir ndox mi am couleur. loolu du ñàkk ci réseau boo xam ne dafa yàgg léegi réseau bi bu yàggee. day am ay dépôt calcaire. mbaa mu am ay dépôt ci tuyau yi tuyau yooyu bu amee loolu bu paan amee par exemple. bu ñuy redémarrer. day àndaale. ci njëlbeen fa mu àndaale loolu. mais vraiment bu ñu ko saytoo nit ñi ubbi seen robinet bàyyi mu xel. loolu dañ. vraiment ndox mu normal day commencé. léegi loolu di dañ nag dafay marqué ci compteur bi. na ko waaw mais Alaaji Assane loolu wut ay mbànd yu mu ko sotti ba mu jàll. non ñoom dañuy purger non. mu ngi mel ni nga jaay nit ceeb bu ànd ak ay tànn naan ko. way boo ko tànnee non ñoom dinañ purger. xam nga purge mooy lan. oui ok fi ñuy mais c'est bon à savoir quand même. waaw c'est important nit ñi xam ko. parce que fi ñuy purger mooy. ñoom bu ñu defaree réseau ba pare. am na ay. robinet yu ndaw yu ñuy prévoir ci suufu tuyau yu mag yi. très bien bu fekkee ne réparé nañ ba pare la première li ñuy njëkk a démarrer. dañuy ubbi foofu pour wàññi. dépôt yooyu. très bien maintenant réseau ndox. doole bi ak vitesse bi dafa gaaw. dina am lu jàll am yu romb quand même. lii romb nag mooy mooy nekk ñi njëkk a ubbi. tombe ci. très bien mais vraiment liñ ci wax mooy xëy na SDE gën a saytu communication bi foofu. keneen kii ñëw gën ko saytu. dëgg la pour di xamal population yi mais bu amee vraiment panne. bañ koy réparer bu ndox mi di ñëw pour la première fois. nañ saytu xam ne peut-être mën na àndaale ak dépôt surtout ñuy njëkk a ubbi. très bien am na solo yooyu leeral Elimane Diouf la ñu àndal seen émission yoon week RFM mbokk yi moo jiite intersyndical bu liggéeykat yu SDE Elimane ci li ngeen di laaj ci wàllu action yi état bi ngeen bëgg mu fell ci yosam jox leen ci 10% wala 15% yi wala kii ñëw Suez est-ce que aussi ci négociation yi Suez a ngi ci parce que état bi tam dafay mel du mun a joxe noonu ci lu Suez yëgul wala ci wàllam lay joxe comment ça se passe techniquement. non état bi xëy na dina waxtaan ak Suez mais Suez moom dañ ko fixel déjà paaram 45% la ba pare. maintenant état fi mu mën a fell mooy li mu sédd privé nationaux yi. ak lim téye moom ci loolu la mën a fell jox ñu. ci biir négociation yi amagoon état nangoogul bàyyi ci lim jàpp dara. lim fell mooy lim destiné woon privé nationaux yi 25% yooyu ci la tànn 5% ne moom lay dolli liggéeykat yi foofu la mën a yem. donc loolu mooy marge de manœuvre. lan mooy intérêt état mu jox liggéeykat yi ay action est-ce que du manque à gagner ci moom bu fekkoon ni mu nekkoon ci loxo privé yi wala ñun xamul dañuy laaj rek. mais état nee na li muy saytu population Sénégal gépp la koy saytuwul. parce que bu amee dividende daf koy jëlaat investir ko loolu la wax. mais ñun liñ jàpp mooy. liggéeykat yi aussi ñu am taxawaay ci société bi dina leen yokk cawarte. dina leen yokk ñu gën a mën a saytu liñ nekk. ok. et tey. ñu def ko seen yëfu bopp it waaw ñu def ko seen yëfu moomeel. gën ko def toog. dinañ ko def sax mais gën ko def. parce que yow boo nee tey bu may liggéey bu ma amul augmentation de salaire sax bu ma amee dividende bu baaxee dinaa ci séddu. loolu da lay jox cawarte. mais vraiment loolu mooy suñu sensu demande ci augmentation part de capital. mais du leneen. waaw tudd ñu ci liggéeykat yi journaliers yeeg yeneen ñooñu c'est vrai que xam naa ni yenn statut yi du la may egg fenn gi mais liggéey bi métti na de ñuy gas ci mbedd yi. waaw wax dëgg yàlla liggéey ñooñu Alaaji Assane ñoom aussi ñu ngi leen di boole ci programme bi parce que li ci ëpp. am na ci ñoo xam ne ay journaliers la ñu doon ñu ci ëpp. xëy na am na sax ay tâcherons yu leen di utiliser. mais ñun suñu waxtaan ak SDE ak Suez bi di ñëw aussi. loolu mooy fexe ba ñooñu nga xam ne am nañu fi ay expérience benn ñaar ñetti at ñeenti at parfois même plus. ñooñu ñu defal leen priorité ci embauche yi. et loolu defoon nañ ci ay jéego ak SDE ba ñu ci bëri jël nañ leen. mais dañuy continuer di saytu dossier bi. parce que ñooñu aussi dañuy liggéey dañu dem ba xam réseau bi. am na ci ñoo xam ne tey. li ñu xam ci réseau bi léeg-léeg sax plombier bi nga xam ne. ñëw na bees du ko ci xam. du ko xam dëgg la. donc loolu aussi. vraiment dafa laaj dëgg une justice quand même parce que bu fekkee du ngeen ko saytu ni mu waree fii Sénégal moom dañ koy wér ci ay mbokk ak xamee rek ah. waaw mais quand même am nañ ci ay saytu. am nañ ci vraiment ci biir même ci biir SDE bi ñu génn am na ci ñoo xam ne dañ leen a xeexal ba ñu defal leen pépinière maanaam ñoo xam ne ñoo am priorité bu ñuy jël plombier fi ñu toll nii am na ci ñoo xam ne ñu ngi à l'essai et ñooñu bu Suez di ñëw aussi ñun dañuy saytu seen dossier pour que ñoom ñu embaucher leen parce que embaucher guñ leen am na ñoo xam ne dañu nekk à contrat
à durée indéterminée. Seen premier 6 mois peut-être que beneen 6 mois bi day fekk ñu démarrer Suez. ñooñu aussi dañ leen boole ci ñi nga xam ne. ci package yu passation de service bi la bokk. très bien loolu moo tax ma ne la il faut ñu saytu ensemble nan la ñuy jàlle ci société bu bees bi pour que. mën a gérer gis nga waxtaan ni mu amee solo parce que tout n'est pas mauvais xam nga Sénégal aussi souvent jaamarloo yi rek la ñuy gis. waaw mais ak yaa ngi fii ci ak yi nag lu koy dëgëral moo gën lu ko fii nasaxal. mais loolu day El Hadj Assane yaakaar naa ne vraiment lu am solo la parce que xëy na jaamarloo yi la gars yi di gën a fësal. léeg-léeg presse bi loolu lay gën a fësal. mais effectivement. dialogue am na fi. xëy na du law ou xëy na léeg-léeg. gouvernement bi. ci côtéem li muy wax ak li muy appliqué du doon benn mais dialogue bi moom vraiment nañ ko sooxat yaakaar naa ne xëy na loolu mooy sensu même comité national de dialogue ak commission nationale de dialogue et loolu yaakaar naa ne très bien ci boobu dialogue est-ce que yéen dalalu leen Serigne Mbaye Thiam ak ay préjugés parce que déggoon nañ kook ñoom gisem saki ñoom Dame Mbodj ak Ablaye Ndoye ñu baal ma ci li ma leen tudd ak yooyu déggati kook yéen léegi laaj bi daal day leer noo baal monsieur le ministre moom moo jafe yi mbir wala yéen ngeen baal ma yéen ay maître chanteur non El Hadj Assane ñun wax naa la ca tàmbali baak léegi que ñun vraiment sori nañ bëgg ko xañañeen pour rien yaakaar nañ ne xëy na sax li mu am lu muy jàmmaarloog ñun du bëri. parce que ñun société privée lañ. et que buñ weesoo passation de service bi daanaka li ñuy jote ak moom dootul bëri. parce que dinañ am directeur général bu nekk suñu wet. suñu kanam. mais préjugés yi toujours. day défavorable ci koo xam ne dafa jóge ci secteur boo xam ne ñëpp xeex lañ ko jàppee. mu ñëw tombé ci réforme bu mel nii saytuwu ko déjà au départ ñëw di yeggale liggéey boo xam ne. amoon na mais moom projet état rek lay porté nag toogul këram rek daal di ak doomam daal di bind de. non xam nañ loolu bu baax. loolu man même ñi may wax naan sëñ Mbaye Thiam moom vraiment nitu ay la et cetera. loolu laa leen di wax nee naa leen nit ki. ak lu mu bëri ay pour man. gouvernement du Sénégal un et indivisible lañ li muy wax mu ngi koy waxal au nom du gouvernement du Sénégal et du président de la République pour man combat bi mooy président xam ne liggéeykatu SDE ak liggéeykatu Sénégal ci réew mi lañ bokk am nañ droit ñaxtu comme ni ko constitution bi waxee am nañ droit laaj seen yelleef et na fexe ba ñi muy yónni ñu saytu revendication yi luñ ci mën ñu def ko luñ ci mënul ñu xam ne mënuñu ko ñu jël ay engagement mënees na am yaakaar à l'avenir parce que ñu ngi naan gox nangam amul ci wax naa ko sànq am ndox moom ëpp naa manqué la cim réew lan ngeen noppee yàbbees lëf même laaj bi laa doon jox waa gouvernement bi suñ fi toogoon ñoom it parce que jàmm gën ay ca ndox mi ni ñu koy waxee quand même c'est vital. bon yaakaar nañ ne franchement fi mu toll nii ñu ngi waxtaan ak ñoom. mënaguñu wax ne lii la ñuy bàyyi mbaa lii la ñuy yokk liñ mën a jàpp ba jàpp ko daal mooy ñun am nañ ouverture d'esprit wu waxtaan ak ñoom pour trouver solution parce que comme niñ ko waxee léegi grève bu guddee arrangé wul kenn arrangé wul liggéeykat arrangé wul gouvernement arrangé wul képp koo xam ne yaa ngi soxla ñu jox la produit bi nga xam ne moom la service bi di joxe donc loolu vraiment moom lañ mën a wax pour le moment et ouverture boobu nag ci waxtaan rek lañ ko mën a am. très bien ndox mi de façon globale Kër Momar Sarr c'est vrai que liggéeyu sonn sa ni nga ko waxee mais est-ce que c'est sécurisé pour de bon parce que aussi ñaanuñ ko yàlla mais il faut aussi ñu gën ci baaxee la. waaw mais sécurisation bi moom yaakaar naa ne gouvernement bi jël na ci importance. yaakaar naa ne ay communiqué yu bëri ci gouvernement bi saytu. installation yi bokk na ci. saytu surtout installation stratégique yi bokk na ci. maintenant saytu aussi mooy di entretenir di surveiller di installation yi bu ñu ko waree def arrêt pour defaraat pour entretenir ko ñu def ko. dans les délais. surtout. mais laaj na ay milliards yu bari. moo tax il faut ngeen di yàbbis lëf nguur gi tamit. non mais ñun milliards yi ñuy dépensé El Hadj Assane. dañuy ñëw gouvernement du Sénégal day dem leb. mais ci package bi la bokk. maanaam ci li secteur bi di jur ci la ñuy rembourser dette bi. parce que léeg-léeg ñu ne la
tant de milliards la lii usine bi di jar. bailleur de fonds bi day ñëw joxe ko. am peut-être lu mu ci fell am loo xam ne dañ ko koy fay 15 ans 20 ans. et ci loolu le SONES di liggéey ak état du Sénégal. ok kon état bi daal mu war a def ay dépenses rationnelles. loolu la ñu yaakaar. jërëjëf Elimane Diouf RFM a ngi lay gërëm.